jërëjëf Meng Mbor dañuy daal dem fi nga xam ne moo di régie daal di jëli sunu tampon lu ay di ñàmbat Omar Bun Xataab Gueye daal di dalal invité am. Omar Bun Xataab Gueye. sa invité ngoog mi ngi noonu kon di jaajëfal Sa Ndiogou bu baax. di nuyu ñëpp tamit comme li Sa wax rek dafa am solo parce que man bu ma ñëwee Walfadjri li ma njëkk a rëcc. mooy lu tax. fekk mu Sidy Lamine Niass maa liggéey ak moom pour gën ko xam parce que man dama ko desee xam. de loin xam nga ko comme ñi ko Sénégal yëpp xamee. mais xam nit ki liggéey ak moom loolu daf ma xaw a manqué quoi parce que ni ma déggee ñu koy tuddee. doon liggéey ak moom des fois da lay neex mais yàlla na ko suñu borom yokku leeram te taas ñu ci barkeem te liggéeyam gars yi ñu ngi koy wéel aussi ñu ngi noonu Léon ñu ngi lay nuyu bu baax ñi ngi di la jaajëfal di la wax nag nga yokk baat bi comme da ngaa xiif ñu bàyyi la nga nuyoo balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. voilà merci salaamaaleykum Guèye maa ngi lay nuyu di nuyu Sa Ndiogou di nuyu maman Fatou d'abord parce que sama yaay Fatou la tudd voilà Souka maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan di nuyu suñu camarades yu nekk INSEP à l'instant di def grève de la faim maanaam ñoo ngi xiifal di nuyu Sénégalais yëpp di la ziar Léon comme ni ko Sa waxee di leen masawu tout d'abord mais aussi tamit di la gërëm parce que bi ma lay woo tey rek laa la woo ci suba waaw ci la woo ginnaaw ba ma jokk ak Pierre waaw moo wala rek nga ni ma waaw amul problème te loolu yombul surtout ak taw bi ak situation bi mu leen fekk loolu yitte la quoi koo xam ne tamit seet na sama xol loolu di la gërëm bu baax mais Léon da ngeen ni xiifal balaa muy ñëw ci xiifal gi sama matin bi mu lay woo bi ma naan la Kër Massar ndox kase la mais dafa mel yéen tey fi ngeen nekkoon ndox kase la waaw INSEP fu ñu nekkoon am na ndox bëri woon na ndox trop ba bi may ñëw fii nii xawoon na métti trop waaw dañoo indoona woon di la gërëm di la sant aussi parce que ñun saa yu ñu woowee surtout ci kër gi nga xamante ne Sidy Lamine Niass dafa def lu rëy Sénégal saa yu ñu fi woowee rek lu ñu mënta def lu ñu mënta mel ak lu ñu mënta jàpp rek dañuy daal di wuy si parce que fii nii voilà mooy waa du peuple Sénégal yëpp fii la ñuy jooytoo seen naqar. mais balaa ñuy dikk ci li waral ngeen ni ñaxtu nan ngeen mën a boole situation tëdd fu inondé ak xiifal maanaam da ngeen boole ñaari jafe ban état d'esprit ngeen am ba mën a dund loolu. waaw d'abord ba avant ñu yegsi ci taw bi depuis lundi fa lañ fanaan gis nga sama kanam nu mu mel ak yooyu. fa lañ fanaan ci biti am na ay garab amul couverture foofu noonu la ñu fanaan yooyu di ñu mat buñ nelawuñu guddi yi yëpp tey aussi ñu xëyaat taw bi yokkuwaat ci. muy loo xamante ne ñoo ngi koy dund ci lu métti la. doon ay ndaw fii doon ay sénégalais jàngee fii defee fu lépp. suñu waajur yi yóbbu ñu dem bi université Cheikh Anta Diop état du Sénégal aussi lancé formation bi ñu dem fa def ko ak amour def ci lépp lu waroon ñu pare formation bi nag état bi ŋànk ne du ñu jël. loolu moo ñu métti ba waral ñun combat bi dañ ciy fas yéene dem ba jeex. gànnoon na métti am na ci ñun ñi nga xamante ne jël nañ mbëkk mi jël nañ gaal gi jël nañ désert bi gis nañ tout récemment ñi nga xamante ne aussi ci frontière Maroc gis nañ ñooñu gënuñu kon tey jii nii suñ demee ba def lu ñu waroon def yëpp rencontre ñu waroon rencontrer toutes les autorités qu'il fallait rencontrer à commencer par notre administration rencontre le recteur rencontre les médiateurs de la République rencontre ministre Matar Ba mi nga xamante ne tey jii nii moo waroon am volonté moo waroon am sensibilité toppatoo suñu dossier rencontre ko plus de 4 fois moom lu ñu wax suñu dossier mu ngi en cours dem rencontre toutes les autorités dem ba présidence déposer foofu ay mémorandum def lépp def ay points de presse cas façon kilifa bu ne ñu dem exposer ko suñu problème ñun nag amatuñ leneen lii la ñu fas yéene def muy grève de la faim xiifal ñun nag ñoo ngi biir stade Iba Mar Diop fas yéene ñëwoo génn foofu dañoo fas yéene continuer xiifal boobu ba keroog ba président de la république moom mi nga xamante ne moo xaati moom décret pour ñun ñu dem former moom mu génnaat xaatime beneen décret pour ñun ñu dugal ñu ci fonction publique au Sénégal parce que ay sénégalais lañ jàng nañ am nañ qualification ñu former ñu bu pare ñoom bu ñuy soxlaa ñun bu ñuy def formation bi ñoom ñoo ñu doon yóbbu ci services départementaux yi di ñu yóbbu ci CDEPS yi di ñu yóbbu ministère des sports
boobu xamoon nañ peut-être ñun amaguñu woon recrutement dañoo soxla woon ba Matar Ba moo doon bind soxla stage da leen yóbbu stage utiliser leen ba loolu lépp jeex ñu sànni leen quoi. Matar Ba dégg nañ démb mu def benn déclaration à travers son directeur de cabinet moom muy naan moom muy dégager ay responsabilités te moom ci boppam moo doon xaatim ay circulaires les preuves sont là ay circulaires yoo xamante ne ñun ñoo doon dem ci département yi di animer lii di sport parce que ñun maanaam formation bu ñu defal dafa am qualité ci jamono buñ toll nii surtout ci domaine bu ñu nekk muy sport nekkul kese football ngay def dafa am yeneen discipline yi nga xamante ni ñun dañoo commencé woon di développer yooyu en tant que stagiaire ñu dem ba compétence yooyu nag ñu jàppoon ne tey jii nii waroon nañ ko mën a woon Sénégal waroon nañu war a mën a servir Sénégal parce que ñun sàccuñu fennuñu defuñu leneen ñun dañoo dem former wu rek am formation bu baax dans un institut public boo xamante ne képp ku nekk Sénégal gis nga ay ndaw yu muy former ba ay étranger di jóge fële di ñëw di former wu fii ci INSEP te ñooñu suñ demee seen dëkk ñoom duñ toog dañ leen di soxla tey ngay nekk Sénégal woo nit mu laaj la ban formation nga def nga ne ko management des sports wala nga ne ko je suis un animateur socio-éducatif mu day poser des questions lu tax yéen ngeen di soome boobu ba tey te état du Sénégal dafa demoon ba def constat boobu parce que tey jii nii demal ci services départementaux yi ma la wax ci services régionaux bi demal ministère des sports doo fa fekk benn ndaw doo fa fekk benn personnel ay paa nga fay fekk ñoo xamante ne peut-être dañoo retraité ba pare ñu dugal leen ci système boobu. recrutement politique bi rek. recrutement politique. te loolu nag naqara nañu bu torop. mais yéen da ngeen toll ci 100 personnes balaa may jox saa. mais au début matoo leen woon 100. lan moo leen ëbb 2017 ak léegi ngeen dem ba egg 100 personnes parce que dafa mel na soxla bu doonee ñaar day naka dee lijjanti ba muy doon benn lijjantiwuñ ko tey jii leneen tegu na ci lan moo ko indi tey jii. waaw lu waral lim bi di yokku. waaw ñun ñoo nekk première promotion bu génn en 2017. depuis 2017 lañ génn. bu ñu génnee pare suñu formation. lu ci waroon tegu mooy ñu jël ñu dugal ñu ci service fonction publique ñoom defuñu loolu ba pare lancé waat concours bi di jëlaat ñeneen di formé waat yeneen promo di ñëw di yokku ci ñun loolu moo waral tey jii nii lim bi yokku te li ñuy def noonu frustration ci lay indi rek parce que ndaw amul leneen lu dul avenir nga tette ko nga indi ko nga formé ko ba pare nga sànni ko dans la nature nga bàyyi ko ci mbedd bi noonu keneen ñëwaat nga defaat ko noonu ba lim bi fu mu nekk nii ëpp na bientôt dina ëpp 100 parce que 2022 bii nii am na ñu war a génnaat ñooñu suñu génnaatee aussi ñoo ñëwaat bokk ci collectif bi. léegi xaaral ma jox saa mi ngi noonu problème la daal. waa xam nga man de Omar li may wax. d'abord ginnaaw bi nga xamante ni bi li ma wax sànq. que ni. ànd ak ñoom ci li nga xam ni mooy li ñuy xeex. parce que dafa am solo xam nga Omar bu ñu waxee ne réew mi dañu war a xeex lépp lu jëm ci wàllu immigration clandestine ak et cetera. bu dee dañ koy xeex. bañ lu mel noonu di am ñii ay ndaw lañ yoo xamante ni formé nga leen ba pare ñu war a génn nga dugal leen ci système bi wala déedéet. xam nga ku am métier neex naa dimbali. ñii dañoo neex a dimbali. bu fekkee ni mënoo ji ñii dara. ñeneen ñi kon moom loo mën ci ci programme xëyu ndaw c'est que ñi ngi ci programme boo xam ne naan xëyu ndaw ñi ay ndaw lañ ñuñ defal formation ba pare léegi li war mooy nga dem dugal leen ñu commencé liggéey wala déedéet donc waruñu toog ba ñooñu taxaw di wax naan ñi ngi grève de faim men nag léegi li ma lay laaj mooy depuis que ngeen tàmbali ba nëgëni autorités yi nga xamante ni bi ñi ngi fi nekk est-ce que am na ñoo xam ne ñëw nañ nemmiku si leen fa nga xam ni fa ngeen nekk ndax gis ngeen bu ñu nekkee foofu depuis lundi. à part directeur INSEP. waaw moo ñëw pour ñun ñu arrêté grève bi. ñu nekk ñun loolu duñ ko def parce que yàgg nañ dégg lu mel nii. mu ne moom moo ngi def ay démarches. waaw bu ñu jógee ci loolu. recteur yónnee na fa benn directeur DAP. mu ñëw démb waxtaan ak ñun pour ñun ñu arrêté. ñu nekk ñun duñu arrêté. tant que ñun gisuñu quelque chose de concret. parce que yàgg nañoo digg. waaw te du faj. segem Matar Ba bi nga xamante ne moo ñu diggoon. defu ko. segem médiature de la République. moo defoon ay démarches jusqu'à présent ñun gisuñ ci dara. ñeneen def ci ay démarches. kon
waxu directeur de l'INSEP mooy tax ñun ñu arrêté grève bi. fu mu nekk nii buñ paree émission bi. recteur war nañu recevoir. mais suñu recevoir yi rek lu ñuy wax rek ñun fu ñu toll nii dañoo dégg façon promesse bu ne. mënatuñ gëm kenn Matar Ba moom yónni na kenn. ay responsable Matar Ba yónnuwul kenn. directeur de cabinet la yónnu dans la presse pour mu def déclaration. lu mu wax def ci presse bi. waaw def na ko ci presse. lu mu wax moom wax na ay waxam ne on est en négociation. ñoom ils ont ouvert ñoom ñoo ngi ci démarche bi ñoo ngi ci dossier bi. te loolu lu mu wax ci presse bi loolu la ñu yàgg gëm la ñun dégg nañ loolu ba tàyyi. te ñun aussi dafa am ñaar filière yu nekk ci collectif bi am na ñoo xamante ne ils dépendent du ministère de la jeunesse. mooy les animateurs. ñooñu aussi au moins ministère de la jeunesse defoon na benn jéego. en 2019 ba jël benn promotion. à part boobu nag am na yeneen promotion yu génnaat ci filière yooyu. ñuy lancer un appel. waa ministère de la ñu war a ñëw sax di jàngaat encore li parce que gis ni seen anciens yaa ngi nii jëluñu leen. loolu ñi dañoo waroon dugg ñu préparer ñeneen. mais yéen bu dee ni yéen fa ngeen taxaw 2017 ba léegi ña mujj formé wu. topp ci yéen. mais bu yàggee est-ce que nekkul yéen gars yi dañ leen formé te soxlawul leen. non mais. état kay loolu dama jàpp ne ku nekk ci voilà. parce que ku xamul dara ni état di doxee. état su demee bay def ay décret bay def ay constat dem ci ay service am ne man amatuma benn personnel foofu parce que ñun nous sommes des intellectuels. gis nañ lire nañ décret bi bu baax avant ñuy dem di former wu ñun dañoo amoon yaakaar. suñu parents yi am yaakaar. ñoom ñu daan former aussi am yaakaar di ñu encourager. ñu dem ba formation bi jeex. ñun mosuñoo xalaat sax ñun buñ paree ñun dañuy taxawaalu am na ci ñun ñoo xamante ne ministère des sports lañu nekkoon am yaakaar du dundee yaakaar ba juróom at ngay xaar di dégg ci lu ne def say démarches yu ne épuiser say bal yépp ñun fu mu nekk nii dañoo sës def nañ lépp li ñu waroon def lii rek moo ñu dese lii moo ñu dese su fekkee dañuy deewee Sénégal. voilà non parce que ñun dañoo toll foo xamante ne gis nga nit doo ko pousse ba mu sës quoi ñun ay Sénégal voilà dañoo war a âge bi ñu toll dañoo war a liggéey jariñu maanaam ñun su fekkee ni tey dañu war a deewee fii ci grève de la faim bii nii na loolu am ñu jël suñu cadavre yi yóbbu ko suñu waajur yi moo tax moo ñu gënal foofu ñuy deewee ci géej gi kenn du gis suñu cadavre yi kenn du ñu defal deuil national au moins su fekkee fii lañ deewee nañu honorer tuuti defal ñu voilà cérémonie yu war ci ñun quoi. xam nga lii sa wax bi sax nga wax démb moom laa dégg démb ngeen waxaat ko ndax ni même bu ngeen dee da ngeen dee fii mais bu ngeen deewee ci àll bi mais li nga xam ne man laa dégg ministre bi wax ko muy ki nga xam ne moo koy waxal wax ko nee na yéen moom ci boppam yéen bokkoo leen ci kiiwam. non xam nga loolu mooy li ma la wax rek ay waxu dégager say responsabilités parce que moom su waxee loolu enseignement supérieur wax noonu moom le fait que muy ñëw di wax sax voilà le fait que muy ñëw di wax waaw mooy wane ni am na lu mu ci kii non bu loolu amutoon di ko wax waaw man lettre circulaire yi nga xamante ne Matar Ba ci boppam moo ko doon signé man dama ko bëggoon imprimer sax moo ko doon signé di ñu yóbbu ci service départementaux yi ñun ay intellectuel lañ quoi nekkutuñ xale yooyu quoi yoo xamante dañuy taxawaalu noonu di xeex di dem bay def grève de la faim di def grève de la faim te ñun xamuñu lu ñu war dañu jéem a jaxase opinion nationale bi nag te loolu ñoom lu ñuy def mooy il essaye de dégager leur responsabilité parce que fu mu nekk nii mbir mi dafa jéggi dayoo et l'heure est grave fu mu nekk nii waa SAMU ñoo ma doon woo am na ñu war a évacuer démb nag woo nañ leen de 13h à 19h ñoom ñëwuñu. te loolu waa SAMU ñun ñoo mujj obligé jël taxi yóbbu kooku noonu te loolu nag wax naa ko docteur bi ma jot tey waaw am na ku ko commencé loof nii woo nañ waa SAMU nag woo nañ ma nee nañ fa dem quoi te loolu aussi c'est un manquement boo xamante ne ñun ñoo ngi koy dénoncer quoi parce que ñun quoi qu'on puisse dire ñun combat bu ñuy mëne nii c'est un combat noble quoi. te ji nga saa lu tax ñii mu nekk affaire bu jafe ci ñoom parce que da ngeen nekk entre ñetti ministère maanaam gars yi boo gisee ku ne di daw naan du man ministre de la jeunesse enseignement supérieur sport maanaam mënoo leen nekk benn promotion ba pare bëgg a am plusieurs tutelles lan mooy problème bi foofu. non gis nga
gis nga dama jàpp ne état ñoom ñëpp la ngang état day ñëw ne INSEP moo war di former su former damay jox sport mu recruter INSEP na ma former ñii su paree ma yóbbu leen sport INSEP su former enseignement supérieur su former ba pare na ci c'est toujours l'état ñooñ suñ paree ku ñuy jébal ministère des sports enseignement supérieur amu ci benn responsabilité moom amu ci même li mu waroon def jàngal na leen jeex na kooku tàggat la mën kooku tàggat la mën ba ñoon nañ ko ba saa yu ñu pare woon suñu cours yi pratique bi ak théorie yu ñu doon def INSEP suñ pare woon dañ doon bind ministre des sports moom ministre des sports aussi mu bind ay circulaire moom moo ñu doon utiliser ci vacances yi boobu daawuñu am vacances su jotaan ministre de l'enseignement supérieur lu mu doon def ñu doon mettre en disposition du ministère des sports moo ñu doon utiliser suñ pare stage yi ñun ñu ñëwaat continuer waat suñu jàng kon ministre mënul kon suñ paree formation voilà noppi tey mu bëgg a wax ne nga ñam ne voilà loolu mooy fa la tappale fekk baax c'est ça nga ñam a ngi ci nga ñam a ngi ci boobu waaw nga ñam a ngi ci léegi saay léegi grève de faim bi ba kañ ngeen ko àpp non c'est illimité ñun duñu arrêté non ñun moom suñu duñu arrêté quoi tant que kii nga xamante ne comme ni ma ko waxee ci njëlbeen rek ki nga xamante ne moo signé woon décret pour ñun ñu dem former wu kooku na génn signé waat décret joxe ordre mais est-ce que yéen d'abord parce que il faut tamit booy tëral benn xeex aussi tamit nga ubbi ay bunt yoo xam ne xam nga tey mën nga def ni mais war ngeen a am ñeneen ñoo xam ni mën nañ jaar ci suuf it wax dëgg fa yàlla def solliciter ñi nga xam ni ñooy religieux yi est-ce que def ngeen loolu ñun ñi nga xam ni ñooy ni kilifa diine yi nekk ci biir kii pour ñu aussi tamit demande pareen saa yi foofu mën na décanter yenn situation yi gis nga suñu xeex bi waaw loo ci xalaat rek xëy na mënuma jàpp lépp depuis 5 ans loo ci xalaat rek kilifa diine def ngeen ko yóbbu nañ fa ay mémorandum koo xalaat rek ku ñu xalaat rek waroon na ci mën a jàpp jéem nañ au moins lijjante numéro téléphone woo ko jéem nañ yóbbu fa benn lettre mémorandum wala lettre boo xamante ne day expliquer na ñun suñu cas depuis lors ñun def nañ ci lu ne muy kilifa yi nekk Touba on a essayé muy ñi nga xamante ne aussi ñoo ngi Dakar ñoo ngi suñu mémorandum ay ndaw yu ñuy formé depuis 2017 ñuy taxawaalu ci mbedd bi def nañ ci lu ne képp koo xalaat rek mën na ci dara ñun mos nañ dox ba mos nañ sol suñu daal dem ba foofu mais grève bi nag man dama leen doon conseil ngeen baal ko bàyyi ko waaw ñu bàyyi ko xool leneen parce que ñi ngi ko séqal seen yaram du daw te taluñu ko jamono administration bi ñu ngi ci campagne gars yi déglu leen bàyyiwul leen xel période bi ngeen tànn pour xeex est-ce que baax na tamit gars yi tamit daf mel taluñu leen de gis nga ñun suñu talul ñun suñu avenir lañ tal suñu demee ba sës gisatuñ leneen ñu teral suñu plan d'action wax ji bëri woon na nag ak campagne électorale yi mais ñun dañoo dem ba sës parce que dañoo jàpp ñu war a jàppale c'est comme ñoom dañoo të ñun ñu def à notre manière quoi lu ci am ñoom ils seront les responsables ku fi dee ñoom ils seront les responsables xam nga problème bi li la Omar di wax maanaam booy xeex te ki nga man li may wax mooy tey jii yéen xam nga pareen saa il faut sóoraale tamit ji nga xam ne ñooy àttekat yi te ñoo ñëpp li Omar wax ña nga ca politique ba ji politique ñi nga xamante bi tey mën nañu xool ne situation bi critique na bu fekkee ne ay mataar baag yooyu ñi ngi nelaw ñoom ñu mën a dem ba ci président wax ak moom ne ko yëf yi faaw nga jël mbir mi il faut ñooñu tamit ngeen waroon leen a calculer moo tax avant ngeen di def kii bi tamit waroon ngeen ci sóor loolu voilà. waaw mooy li ma wax léegi rek. ñun lépp lu ñuy sóoraale. waaw ñun dañoo dem ba sës ñoom suñuy campagne. waaw ñu nekk ci suñu avenir nekk ci maanaam loo xamante ne aussi ci loolu lañ mën a jiriñee Sénégal. parce que ñun ay produits lañ rek ñoom ñoo soxla woon ñoo demoon ba gis ne war nañ fi mën a dugal ay nit ñoom ñu former ñu au passage segam ñoom ñoo ngi def seen politique. ku mel ni Guy Marius Sagna. waaw démb yónnee na fa ay ndaw. daf ma woo téléphone. Guy Marius Sagna daa bokk ak kooku mu ngi ci Ziguinchor. kooku candidat la candidat la ñu
pourquoi pas ñoom aussi mënuñu def la même chose. non ñoom ñu ñëw en tant que seen jarbaat seen ndaw. gis nga Matar Ba. su bëggoon au moins sénégalais yi déglu ko. moom directeur de cabinet boobu moom la waroon yónni fi mbir mi nekk. mu ñëw warul woon taxaw ci presse bi di wax dafa waroon ñëw ba ci ñun waxtaan ak ñun. ñun nag segem dégg nañ lu ne mooy li ma la wax rek. recteur ci boppam nañ dem aussi toog ak moom puisque ci ñoom la bokk aussi mën nañ jàpp ni ci moom la bokk. segem peut-être dina wax dara le président de la république. inchaallah mu mën a jël xaatim. benn décret boo xamante ne moo mën a tax ñun ñu suspendre grève bi. d'accord macha allah. presque jeexal nan léegi fi ñuy terminer rek pour lii la pour ñi seetaan xam yéen lan mooy seen liggéey ak seen njariñ bu doon ni da leen jël ngeen liggéey maanaam yenn activité ngeen am. ok ñun maanaam soo jëloon benn animateur ki nga xamante ne dañ ko former en animation socio-éducative. kooku ngay yóbbu dans les CEDEPS. CEDEPS yi nekk ci département yi ku nekk gis nga liggéey bu CEDEPS yi di def. CEDEPS yi daanaka dee na léegi. amatul animation. dans les normes waroon na am ay services yu baax. ñu dugal fa. maintenant ressources humaines boo xamante ne nañ mën a jàppale askan wi. soo jëlee ki nga xamante ne dañ ko former ci beneen filière bi. en management et administration des activités physiques et sportives kooku benn ndaw la boo xamante ne c'est un cadre intermédiaire bi nga xamante ne mën nga ko yóbbu ci services départementaux yi ngay dégg ci département yi. doo fa gis kenn ñun la ñu waroon yóbbu foofu ñu participer ci politique sportive bi maanaam ñun en tant que ressources humaines même au niveau des entreprises au niveau des stages au niveau du ministère des sports ngay tabax ay stages. ku nekk gis nga stage bu ñu ab tabax jam ñaajo loolu yëpp dafa soxla ay ressources humaines te nit ñi aussi population bi nekkul ne dañ leen di war di faj rek mais war nañ leen mën a fajee neneen quoi muy wàllu domaine sport dafa yaatu quoi am na sport de masse boo xamante ne tey soo yóbbu woon benn ndaw ci benn service benn service yu nekk ci départemental yi dama jàpp ni kooku war na mën a jàppale askan wi di doxal lépp luy discipline foofu di woo nit ñi parfois di def animation nit ñi di def sport loolu dina bokk ci li nga xamante ne mooy tax lépp luy sport dootul nekk fii ci Dakar dootul nekk fii ci Corniche parce que ñooñu aussi dañoo soxla lu mel ni Corniche te lu mel ni Corniche aussi pour mu am fa nga am ñi nga xamante ne ñoo ko mën a saytu ñoo ko mën a doxal. Léon merci. ñu lay masaw bu baax di la jaajëfal leer na. kon di leen ñaanal rek suñu borom dëgëral leen. sàmm leen baax ñu bàyyi la nga tàggatoo looy tàggoo. voilà maa ngi leen di gërëm di leen sant. kontaan nañ ci invitation bi. voilà di wax sama gars yi ñu nekk.